kalaame boole la daal lépp benn la waaw dem. mu lay dimbali ci beneen waaw ci beneen kàddu gi waaw dafa demoon kalaame ji boole ji ne ko bu si jógulee dana taal dëkk bi ndax nii bon peut-être on va revenir un tout petit peu sur justement sa sortie dem def tournée fële ca Touba Birahim dina si dellu si waat certainement ci journal bi wante yow amaana peut-être aussi mën nga si dellu si waat un tout petit peu sur ses propos. waaw foog naa fu jamono ji toll quand même. Sénégal nekk ci gudd gu bët setagul ndax jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku jëm ci wàllum politique am na solo je crois képp koo xam te ne kii nuñ koy tuddee bëgg nga jàmm nga jéem a xool ban porox ndoll wala ban fan nga mën a jaar pour jàmm jooju sax ci Sénégal ndax nag jàmm ci la lépp xaj. Donc Bougane Gueye Dany en tant que acteur de la scène politique en tant que leader d'une grande coalition bu mu tuddee gëm sa bopp je crois yoon la quand même au-delà de ces sommités yi nga xam te ne nii tey yëkkati nañ seeni kàddu wax bokk na ci li nga xam ne mooy ndëgërlaayu Sénégal mu di kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk. Donc dem seeti ji Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mi Serigne Touba ci suuf waxtaan ak moom xamal ko mbir yi fu mu toll xaj na moom information yi nga xam te ne nii am na ko à sa possession xaj na ne que peut-être entourage Serigne bi duñ ko maîtriser noonu wala duñu jàpp tey jii nii fi nga xam te ne nii yëf yi toll na fa. Donc moom mi nga xam ne mi ngi ci biir bu fa demee waxtaan ak moom. pour mu jéem a xool nu ñu mënee génnee Sénégal ci guute gi nga xam ne fa lay waaj a dugg donc loolu foog naa lu am solo la. moom Serigne Mountakha Bassirou xaj na ne di bàyyi na ko xel te tamit dina jéem ut def ci ay jéego de telle sorte que quand même jàmm ji nga xam ne ba léegi mi ngi am Sénégal jàmm jooju ñu mën ko préserver mu mën a continuer. am nañ ci njortu gu rafet ne dina woo. ki nga xam ne mooy njiiti réew mi d'abord di président Macky Sall pour waxtaan ak moom gën a delloosiwaat xelam gën a waxtaan ak moom gën ko gindi ci jafe-jafe yi nga xam ne tey mi ngi taxaw pour Sénégal mën a dugg ci lu tuuti rek ci ab guutam mais également waxtaan ak opposition bi nga xam ne Bougane Gueye Dany fa la bokk donc loolu am na solo quand même suñu guide religieux yi ñu mën a taxaw pour mën a sauver Sénégal ci jafe-jafe ji nga xam te ne nii jamono ji mi ngi ci. aywa Birahim Diadji Touré peut-être revenir sur initiative bi nga xamante ni kii di waa Gëm sa bopp ak waa Jàmmi Gox yi teg nañ ko ak entre autres justement parti teg nañ ko mu di penco ban xalaat nga ci am. waaw xam nga dafa am loo xam ne ni ci réewum Sénégal la bokk di suñu cosaan gis nga fu coow di am ci gox mag yi dañ daan toog dajale njaboot yëpp toog ci digg penc bi waxtaane ko xool lan mooy solution yàlla wërsëgal ñu am ay kilifa diine yoo xamee ni seen kàddu dañ koy déglu seen xalaat dañ koy taataan également bu amee ay hommes politiques ñoo xamee ni ñoom dañoo jàpp ni fi ñu jëm baaxul avant ngay internationaliser le combat comme ils ont l'habitude de dire dañuy internationaliser le combat dañuy dem Union africaine dañuy dem Nations unies dañuy dem feneen ak feneen mais ñun ñi ñu yore di ay kilifa diine muy ca Touba muy ca Tivaouane muy ca Ndiassane muy ca Kaolack muy ca fu mu mën a doon ñoom seen kàddu moom la nit ñi di gën a déglu que kàddu yi nga xamee ni wala ay loo xamee ni dafay tukkee ci international ndax tey ñu ngi naan France wax na ci ñenn ku ci mel ni premier secrétaire bu parti socialiste bu France wax na ci coow yi nga xamee ne am na ci réewum Sénégal fan yee passé parlement bu CEDEAO wax na ci di artu Union africaine wala ay yenn ci ay institutions internationales di ci àddu mais ki nga xamee ni moom la nit ñi di gën a mën a déglu ndax ay kàddoom loolu suñu cosaan la bokk muy suñuy xalif généraux yi muy kër diine yi ci jullit yi comme ci catholique yi bu ñu defee boobu les démarches ba pare ce que j'ai compris c'est que duñu yem ci dem ci xalif généraux yi waaye dinañu del tamit dox tànku jàmm dem ci acteurs politiques yi ñoom seen bopp muy pouvoir muy opposition pour ne leen attention fii ñu jëm baaxul
dañuy boole nga ko tuddee boole lañ ko mën a wooyee dem pour vilipender ki nga xam ne moom mooy Macky Sall ak nguuram mais nag attention Sëñ Mountakha Mbacké Bachir comme kilifa diine yi fi nekk yëpp du ñu ay nitu benn nopp dañ la déglu parce que dañoo njaboote ñëpp lañ njaboote tey da nga gis ci yoonu murit ku bokk APR ku bokk Parti démocratique sénégalais ku bokk Gëm sa bopp ku bokk ci différentes sensibilités politiques yi nekk ci réew mi moom mi nga day tëddee ñaaxaanaay nuñ koy waxee nga dem Tivaouane même chose nga dem Kaolack même chose seen rôle ñoom mooy fexe stabilité paix sociale am ku ñu war a waxal ñu ngi koy wax ak ñoom am na loo xamee ni ci mbirum diplomatie la lañ ko mën a woowee parce que sëñ Mountakha Mbacké Bachir buy woo Macky Sall duñ ko bind ci journaux yi ne ni xalif bi woo na président Macky Sall ne ko nangam ak nangam ci sa njaboot réew mi nii la demee dama bëgg nga def nangam ak nangam ña ngi ciy dox de kilifa diine yi doo leen gis wala nga dégg leen mais la ñu war a dox ñu ngi koy dox léegi nag il faut avoir confiance en l'intelligence sénégalaise mais aussi au génie sénégalais quelle que soit la situation dañ ci génn mais gis nañ situation yi raw Abdoulaye Wade Abdou Diouf mais c'était mortal combat bi ñuy wax mortal combat boobu la woon foofu moo nekkoon ci ay jamono looloo nekkoon mortal combat et il n'empêche que quel que soit le nombre de personnes victimes de ce mortal combat on a vu à plusieurs reprises Maître Abdoulaye Wade entrer dans le gouvernement du président Abdou Diouf on a vu après 2000 Maître Abdoulaye Wade prier ñoo xamee ni démb c'était des adversaires ci biir ay gouvernement am ça veut dire que Sénégal jàmm moo fi mën a am quelles que soient nag les velléités des uns et des autres pour mettre le feu aux poudres quel que soit fitna bi nga xam ne am nañu ko bëgg a yee ci réew mi coole bari rek yëpp dafay wàccaat ndax lan suñu kilifa yooyu ñu yore et je pense que c'est important ñoom la démarche de Bougane Gueye Dany et Fadel Barro et que ça ne s'arrête pas en si bon chemin comme ni ñu ko annoncé nañu dem vers les partis politiques de l'opposition bi ñu bokk nañ dem vers le pouvoir waxtaan ak ñoom xool nan la ñuy génnee situation bi CUDIS il l'avait démarré ils sont en train de le poursuivre nañ leen ci jàppale te askan wi tamit xam ne jàmm moo mën a am ci réew mi. Merci beaucoup Birahim Diadji Touré ak Mamadou Fofana 7h moo jot passé de 46 minutes ba tey comme xam ngeen ko yéen a ngi sur Sen TV ak Zik FM di suivre seen bloc d'information de la matinale ba tey dañuy poursuivre actualité bi ak revue des titres yi ànd ceeg Mame Mbaye Ndiaye Lébu Sassoumane. waaw Lébu waaw Lébu. nee naa ay Lébu lañu. laakoon faakoon ñaakoon mooy sunu bàkk. mais nuyu bu baax na képp ku nga xam ne yaa ngi ñuy teewlu jamono ji waxtu bi bu jotee ñu jox leen yéene kaay xëy fësal sama mbokki moo li également ma leen di nuyu ndax ñu ngi biir géej door ko nag Yacine ndax yéene kaay groupe des médias tribune dafa ñëw ci la nga xam ne moo nekk sama ginnaaw nii gis ngeen délégation bi Bougane Gueye Dany tàllal ay loxoom ci kanamu xalif bi sëñ Mountakha waaye it délégation waa plateforme Penco ndax temps yi ñoom Penco la ñu wooteel ñu pàccoo wooteel ñu séddatle bukki ñoom nee nañu Penco la ñu woote te nag wax fa dëgg ne yaxaal nañu ko jëfe goo gis nañu ko waxtaanee moo si jiitu te nañu ko waxtaanee mooy nañu Penco réew mi alors yéen kaay bi nag ñëw na ci nee na nag si daje moomee nga xam ne waa plateforme Penco dem nañu seeti suñu kilifa diine yi sàkku na moom Bougane Gueye Dany si Serigne Mountakha Mbacké mu wax ak ki nga xam ne mooy président Macky Sall ndax nag xamal ne moom Bougane Gueye Dany nee na président Macky Sall mi kuy wër yeekatu fitna kuy wër tyran kuy wër defantekat kuy wër koo xam ne nii ngénte bu mu fekk soppi ko dëj bi yeboo boo gisee président Macky Sall jàppal Bougane Gueye Dany mooy wax du samay kàddu ci yéene kaay tribune bi nee na moom nag sàkku na ci Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kulli murid mu def ci ay jéego ndax président Macky Sall mi faaw ñu wax ak moom Fadel Barro nee na al Mountakha wax fa dëgg neex yàlla nangu na benn na ci ñu délégation bi nga xam ne moom la ñu def ak démarche waa Penco nag moo di lépp lu nu mën ci def rek nañu ko waxtaanee kon nag moom Fadel Barro gis na ne kon xalif bi ànd na ci doxalinu Penco gii waaye nag jàpp na ne kon président Macky Sall erreur bu mu def moo di si doxalinu réew mi ngir ak jàmm daal di am ngir nag manifestation yooyee ñu xool nañu koy doxalee mu sàkku ci l'armée bi ñu def ci ay jéego loolu erreur gënu kaa màgg ndax nag l'armée bi wax fa dëgg neex yàlla guerre la ñu koy doyee te réew mi tollooguñu foofu moom loolu la jàpp moom Fadel Barro
alors ñu gis ne kon moom dañu jàpp ne kon réew bi fu mu toll nii daal kaw la gën a jige kon nag sagar mu ngay xeeñ ñoom nee nañ dépassé nañu xeeñ sagar ji tàkk na jëppeet kon nag faw ñu fay ko looloo tax ñoom waa penco ñu daal di taxaw ngir def si ay jéego penco réew mi ngir ak waxtaan daal di am ba tey ci yéenekaay yi groupe des médias Tribune dafa ñëw ci Déthié Fall Mame Diarra Fam Ahmed Aïdara ñoom nag xam ngeen ne dañ leen tegoon loxo ci manifestation yi mujj yi ñoom nag mujj nañ leen a bàyyi ni ki démb kon nag dañuy fanaani seen i kër ñu jàppee également ci yéenekaay bi coalition républicaine sàmm sunu réew ñoom nee na ak lu mu manti doon ak opposition wala politiciens seen doxalin bu mu manti doon manifestation bu ñu manti woote nañu bàyyi xel bu baax ne réew mi ay élèves daf fay am te dañu toll ci période examen bu ñu yàqal élèves yooyu seen examen kon nag bu ñu ko perturber loolu sax ñëw na ci Vox Populi ndax ànd sàmm jikko yi nee nañu nag fii réew mi toll nii kaw daal mu ngay xeeñ fii réew mi toll kon nag nañu def seen kéem kàttan ngir nag violence gi fitna gi ñu daal di koy teg sa suuf Déthié Fall Ahmed Aïdara bàyyi nañu leen naam waaye am na yet waa ngi seen bopp ba tey tiim na leen donc yet bi tiim na leen ndax bu ñu waxee sursis mu ne ku nekk ak lu ñu gàll sa ndodd ku nekk ak li ñu teg sa ndodd muy Ahmed Aïdara ak Déthié Fall Mame Diarra Fam dañu ko bàyyi waaye juróom-benni weer sursis maanaam ci diir 6 mois yi boo defaatee lu ñu xeetoo mënees nañu la jàpp loolu moom mooy sursis alors Déthié Fall 100 000 El Hadj Ahmed Aïdara 50 000 di ak amende bu nga xam ne teg nañu ko seen ndond 83 yi si des nag dañ leen bàyyi ne defu leen dara loolu la Vox Populi dikk ñu jàll ci le vrai journal dafa ñëw nee na coow li yëpp renvoi procès yëpp amul fu mu mujj fu dul fii donc mënoon nañ fa njëkke maanaam bàyyi leen ñu dem ku ci mel Mame Diarra Fam Déthié Fall kon nag mënoon nañ leen bàyyi ñu dem rek wàllu màngaan gi nag ci réewu Afrique dañoo gis nag lajjite daf ca am donc jafe-jafe yi bari na waaye màngaan yi nga xam ne ñooy sénégalais yi di dem biti réew gis nañ jafe-jafe yi ñu fay dund metti na lool kon nag wax fa dëgg neex yàlla dañoo gis nag lajjite daf ca am coalition républicaine sàmm sunu réew nee nañu na non à la perturbation des examens pour ces manifestants ay élèves dañ fi nekk tollu ci classe examen tey jii bu ñu wootee manifestation ku ci ñu si bëri dañuy téye seen i doom te neen wax nañ dëgg bu fekkee mbeddam ña ngay nekk si biti di defante ñoom ak force de l'ordre yeex yooyu kon élèves yi du ñu mën a def ji seen i examen moo tax waa coalition républicaine sàmm sunu réew ne nag nañu def seen kéem kàttan ñoom politiciens yi nañ déroulé seen programme waaye bu ñu fàtte ne réew mi ay élèves a ngi fi te dañu toll ci période examen nañ leen bàyyi xel bu baax Ahmed Aïdara ak ay ñoñam mujj nañu leen a bàyyi ñu delluwaat seen i kër loolu nag yéenekaay bi dikk na si di le vrai journal ñu jàll ci le témoin benn navire accident maritime ca Gambie benn navire chinois mënees nañu wax ne moom moo dal ci kaw benn gaaluk Sénégal ni ñu koy faral di defee parce que ñoom bateau yi dañuy dem sa biir géej gaal bu ñu fa mën a fekk mënees nañu jaar sa kaw te loolu moo amati si suñuy waax ñett ñoo si ñàkk seen bakkeen am na si ñaar ñu nga xam ne ay rescapé lañu donc nappkat yi saa su ne yàgg nañu ko jàmbat Sud Quotidien dafa ñëw ci Dame Justice fu mu nekk ni calmer le jeu bi Balater la woote fu mu nekk ni jënd na glace na nooy la woote fu mu nekk nii ndax nag ñëpp sàkk woon nañu ku ci mel ni Khalifa Tidiane yi Serigne Babacar Sy Mansour sàkk woon na ci naam yoon wala sax président Macky Sall bu waree jël décision na jël décision waaye nag ñoom ñëpp xalif yi suñu xalif généraux yi sàkkoon nañu ñu bàyyi ñi nga xam ne ñoom la ñu téye ndax loolu dina bokk ci lii nga xam ne mooy andi jàmm dafa mel ni dégg nañu leen ndax El Hadj Ahmed Aïdara bàyyi nañ ko donte am na condamnation 1 mois de prison sursis waaye parquet bi nag moom it 1 an ferme contre Déthié Fall la sàkk woon waaye mujjuta antu député Mame Diarra Fam nag Amadou Ba bu Pastef ñoom ñëpp ñu si des jàpp leen ne dañ leen mujjee bàyyi ñu delluwaat seen i kër loolu moom la mujjantaloo ñu ñëw ci Source A ak néew ba nga xam ne moom moo lakkoon ba jeex waajooju nga xam ne si événement bi Colobane si wetu matelas yi mu lakk ba kenn daanaka daal maari tey daan ba léegi nag néew ba mi ngi si l'hôpital Le Dantec dafa am ay bokkam du ñàkk dañ ne autorisation d'inhumation bi dañ ko délivrer ci lu yàggul dara procureur dina ko délivrer te nag nee nañ duñ def benn tour xëy na nag amul benn mbokk bi signalé wu ci li nga xam ne moom mooy ci néew ba le Sénégal deuxième derrière le Cap-Vert laaj ma lu Sénégal jël deuxième si ginnaaw Cap-Vert mooy réew yi nga xam ne fa lépp lu ñu teg drogue la ñu jàpp drogue mbaa drogue seex parce que nag réew mi 1 2 3 ñu ne saisi bu dul jeex
drogue bi place tournante la certes mais nag drogue bi niñ koy te nee nañ Casamance ba drogue ba de nee nañ béykat yi drogue yi fu mu nekk nii ñu si bëri si rebelle yi la daw nañu drogue ba manqué yamba ji manqué na donc si makaale bi manqué na donc ñu ñëw ci le soleil dafa ñëw ci président Macky Sall ak nag sommet G7 bi nga xam ne ma nga fa nee nañ ko nag na ca profité waxtaan ak sunu njiitu réew ya nga xam ne ñooy waa biti réew ndax nag màngaan gi ni mu nekkee ni situation bi doy na waa sénégalais ya fa nekk wala africain ya fa nekk comme te moom mooy président de l'Union africaine donc na waxaa ñoom ndax nag immigration bi réalité la lu mu nekk la waaye nag fitna gañ leen di teg foofu ak lu ñu fay dund moom en tant que président de l'Union africaine warees na ci mën a wax nag ndax nag dañ fa dem que daal doole rek ni nasaraan si di ñëwee Sénégal di fi liggéey réew mi quotidien dafa ñëw ci manifestation du 17 juin mu mel ni kon Ahmed Aïdara gannaaw ba ñu ko bàyyee parce que na soldat ay comptam defe naa dafa woote janox taskatu xibaar yi tey jii moom El Hadji Ahmed Aïdara Déthié Fall jot nañu ko condamné donte bàyyi nañu ko moom it mu génn nga sa des ñoom Mame Diarra Fam l'honorable député Mame Diarra Fam moom noppi woon na ba pare moom ba létti kasoom parce que nee na foofu noppalukaay la parce que bu génnee nii wax fa dëgg neex yàlla askan wi dañu koy sam tabaski ji enveloppe yi war nañu ko séddale donc foofu ñooñu politiciens foofu noppalukaay la woon sa ñoom parce que kenn du fa ñëw naan leen soble si manqué rek jox ma njëgu xar yàlla tere kenn ñaanu ko moom ma nga woon ca jàmm waaw donte kaso hôtel à 0 étoile la kenn ñaanu ko yàlla ñoom ak noppalu ko woon la ñoom si politiciens yi alors le quotidien dafa ñëw ci procès yu membre Yewwi Askan Wi sursis en marche kon nag El Hadji Ahmed Aïdara ak Déthié Fall dañu nekk ci sursis donc loolu faw ñu xam ko ñëw nañ ci massacre d'émigrés sa Melilla mu mel ni bëri na ci ñu nga xam ne nii nañ leen def jéggi na dayo gis ngeen vidéo yi ni muy circuler ni ñu leen doon def ñoom africains yi foofee sa Espagne donc ndajam G7 bi bëgg nañ ci président Macky Sall mu daal si profito waxaax gaañi ndax nag wax fa dëgg neex yàlla li ñu fay dund metti na trop l'observateur dafa ñëw ci waxtaan bu mag bu nga xam ne sekk na ko wax Amadou Ba ñu bëri ne aatuma réeroon feeñ na ci l'observateur ndax Amadou Ba à un moment donné kenn déggatu ko woon fenn donc ñu ne aatuma réeroon feeñ na ci l'observateur Amadou Ba dikk na ci manifestation opposition bi Amadou Ba wax na sa ñàkk seen bakken Amadou Ba wax na xalaatam ci législative yi ci Benno Bokk Yaakaar mais également def na bilan wu régime bu président Macky Sall moom Amadou Ba digganteem ak président Macky Sall dikkaat na ca Ahmed Aïdara Déthié Fall Mame Diarra Fam ñoom nag ak ñi nga xam ne ñoom la ñu tegandool loxo bàyyi nañu leen démb procès bi guddoon na lool waaye nag mujj nañu leen a bàyyi benn étudiant bu Pastef nee na juróom-ñetti jam-jam la ñu ko jam ci université ba moom j'ai reçu 8 coups de couteau juróom-benn si tànk bi benn ci loxo droite bi yi si des nag ci mbagg mi loolu moom nee na qui me lie au DG du COUD Maguette Sène en tout cas moom Mohamed Thiam 23 ans la confidence la def jëm ci moom étudiant Pastef la paak yi nga xam ne jot nañu ko jam foofu neen gannaaw bañ doon woote seen ndajam tëggum bool ba ñu jàll ci li nga xam ne moom mooy Thiaroye-sur-Mer libération daf ñëw benn gamine la nee nañu 14 ans la am 14 ans moom doonatul gamine ñu transformé qu'en esclave sexuel dans sa propre famille donc ñoom ca kër ga mu dëkk fa mu dëkk a njabootam ñoo ko jël def ko esclave sexuel lu ñu ci jublu violé nañ ko à maintes reprises par son ñu def 3 points d'histoire nee nañ père âgé de 65 ans et son cousin donc xale bi inceste la doon dund 14 ans la am ku violé beau-père wala grand-père son ñu def après def dinañ ci ñëwaat parce que loolu il faut ñu dugg si. kër yaa ngi toj. non nëppal gi si biir kër yi il faut qu'on arrête. wax fa dëgg gis nga nee na mon père me faisait regarder des films pornographiques en présence de ma mère. Il a couché avec moi à 2 reprises. présence de ma mère. waaw nee na moom baayam ndaw si loolu sa Thiaroye-sur-Mer la xale bi 14 ans la am nee na baayam ci boppam da doon teg film porno moom ak yaayam ñu toog di ko seetaan te séq ndax moom ñaari yoon inceste loolu mooy inceste donc jamono ji dañuy gis yu nga xam ne wax fa dëgg neex yàlla dafa jéggi dayo moom nag ni mu ko doon dundee xam nga famille yi comme Yacine bi mu wax nëppal bi moo yàq famille
nëppal. lépp la gaa ñu ñi tamit dañoo feebar de sa waay. dañoo feebar di dox nii de. ah mais. dañu foog ne dof yaa ngi dof yi ñu ngi ci centre yi. mais lan nga mënul aussi. oui lan nga mënul c'est-à-dire que comprendre. bu nit ki defee ñaawteefam nga njëkk ko dénoncé dootul amaat opportunité. waaye tamit am soxna de di yegg ci sa doomu. sa doom. feebar après nañ ko. sa doom sa jabar nekk nii si wet gi sa doom nekk nii ngay teg film am na suñu wax yow xam nga yow déjà film bu commencé daw sax mu wër na yenn scène mi ngi ñëw nee nga sa doom jógal wala nga zappe pour bañ sa doom gis ko mais nga ne noonu da ngay forcer sa doom muy seetaan film porno. kër googu de. interdit au moins de 18 ans la wala dañuy def ci buntu bi interdit au moins de 18 ans jeexalee direct news ak verdict d'apaisement donc noonu la ñu ko jàppee gis nañu verdict d'apaisement la ndax tax na ñu bëri àndaaxub daal ndax amaana bu ñu leen fa téyewoon tey ji leneen mën na sa juddu alors bés également si la ñëw Yewwi en sursis ndax nag ñoom ñu ngi waajal manifestation ñoo ko wax neen ëllëg lu mu ci manti doon Déthié Fall Mame Diarra Fam El Hadji Ahmed Aïdara bàyyi nañu leen Guy Marius Sagna tey jii lay jàkkaarloo àttekat bi donc ànd sàmm jikko yi ñu ngi invité waaye Yewwi Askan Wi ñu bàyyi seen manifestation bu ñu wootee ëllëg ñaar fukk fan ak juróom-ñeent donc nee nañu ñoom le 29 dañuy amal seen manifestation waa sàmm jikko yi nee nañ leen ngir yàlla seen manifestation boobee teg leen ko ci suuf waa ànd sàmm réew mi nag ñoom nee nañu réew mi xale yi dañuy jàng nañ leen bàyyi xel ndax examen dafa am. non justement xale yi dañuy jàng waaye on me fait savoir que 6 en tout cas élèves dont 5 garçons ak une fille ont perdu justement la vie fële ca Lac Rose démb. dañoo demoon justement dañoo demoon xam naa rek sorti boo demee waa demoon xam naa dañuy def bu examen di waaj a jot dañuy dem féexal seen bopp. voilà quoi qu'il en soit dinañ si dellu si waat ak suñu correspondant Cheikh Ahmed Tidiane Seck moom mi ñu teewal côté boobu certainement. donc plus de vigilance ci xale yi s'il vous plaît très chers parents. ci bàyyi xel. aywa.